télévision Futur Média mbokk yi nuyu nañu leen bu baax a baax rafetlu ni ngeen àndee ak ñun fas yéene ànd ak yéen ci xibaari timis yi la ca gën a fës examen yu BFM yi xëy nañu ci soobu tey jii ci réew mi lu toll ci 889 769 candidats ci réew mi yëpp ñooy def seen composition jëm ci lijjanti boobu leen li jaasa dees na leen demal ci yenn centre yu nekk fii ci réew mi bokk ci centre Ahmadou Bamba Makhtar Diop numéro 1 ñu doon ko woowee école Abdoulaye Maturin Diop ci diwaanu Louga moom lañ fa seetlu moo di gaañ xëy nañu soobu ci examen BFM yi waaye candidat yi wuute yooyu la examen bari nañu lu toll ci ñetti téeméer ak fanweeri candidat dañoo absenté fanweeri milliards yi ñu ne état bi da koo bëgg a jël jënde ko ay tenue scolaire ci diirub ñetti at mu nekk mu def ci fukki milliards loolee syndicat yu jaboote ay jàngalekat rafetlu wuñu ko ci seen gis-gis faratali moo doonoon wuti ay salle de classe wuti table banc ak yeneen ngir njàng mi gën a mën a ñoŋ ministre bi ñu dénk wàllu enseignement wàllu kon éducation nationale di Mamadou Talla addu jëmee ci loole la mu ca tontu danañ leen ko dégtal ci xibaaru timis yi woppi coronavirus ji ak leen di troisième vague bi professeur Moussa Seydi nee na bokk na ci askan week ni ñu bayli ko waaye it lu aju ci li ñu yéex a ubbiwaat centre de traitement épidémiologique yi ay kàddu la yoo xamante ne ji ma ngi ko yëkkatee ci Denver ci ndaje muñ ko fa woon ngir ñu waxtaane Sénégal ak taxawaay bi mu am ci woppi Covid 19 ji wàllu tàggat yaram beach soccer mu di football boobee ñuy def ci tefes gi ñi nga xam ne ñoom la ñu tànn ngir ñu teewal Sénégal ci coupe du monde bañ cay def ci Russie 2021 xam nañu leen ñu ràññee ci ñoo xamante ne jikkoon demoon nañu dellu si bokk na it ci ñu ci ràññee Alseyni Ndiaye waaye Ibrahima Balde ak Amadou Ba ci kanam tuuti kon danañ leen ko dégtal mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci xibaar ngeen taaxeelu ñu faram fàcceel leen ko. nuyu leen rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi la ñuy duggee ak yéen ci yàkkale gi doore xibaaru timis yi ak lu ñeel examen yu BFM yi xëy nañu ko door ci réew mi yëpp lu toll ci téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñeenti junni candidat yu teg juróom-ñett téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ñoom ñooy wut boobu la li jaasa ci réew mi yëpp ñu xoolee nag examen yeeg ni mu demee ci yenn ci centre fu ci mel ne centre Ahmadou Bamba Makhtar Mbaxane Diop numéro 1 ñu ko doon woowee école Abdoulaye Maturin ca zone A fa la nekk examen yeeg nañu fa xëy doon doxee ñu ànd ci ak reportage bopp Marcel Farba Maroun defal nañu ko. ndox mi taa ak asamaan su xiin ginnaaw taw bi wàcc Dakar ci guddi jëmale ko fajar terewul épreuve BFM bi tàmbali fii ci CEM Ahmadou Bamba Mbaxane Diop 1 ex Abdoulaye Maturin Diop lépp a ngi jaaragum yoon mesure barrière yi tamit respecté nañ ko. Nous avons bien démarré, on a bien démarré à l'heure à 8 heures pour tout se passe bien dans l'ensemble. tàmbali nan examen bi 8 heures jotee. fi mu toll nii lépp jaar na yoon jox nañ gone yi gel saabu matériel buñ soxla ngir xeex mbas mi ak ay masques. et cetera et même des masques aussi on nous a doté aussi de masques. cas fraude yi bokk na ci yeneen i mbir yi gàllankoor examen yi comme ni ñu ko seetlu woon jamono épreuve baccalauréat yi. nous avons parlé aux surveillants. waxtaan na ak surveillant yi. fàttali leen seen wareef ñu saytu bu baax gone yi ngir xeetu fraude bañ fee am te am nañ kóolute ci ñoom lépp luy téléphone internet tere nañ ko ci classe yi gone yi sax gis ngeen nii seeni bagage ci buntu saal yi lañ koy teg ngir rek xeex lu ni mel table banc yi moom lu dul feuille bic ak luñ soxla ci examen bi duñ ko fi jëfandikoo. par exemple des crayons en tout cas le matériel dont ils ont juste besoin pour composer. premier tour session 2021 BFM bi nag composition française la tàmbalee pour ñuy def section classique moderne ak technique ak composition arabe pour ñuy def franco-arabe. épreuve yomboon na parce que mu ngi woon suñu niveau daal sujet 1 bi Mariama Ba la woon sujet 2 bi chômage des jeunes incha allah lépp dina jaar yoon. épreuve yi neexoon na te concentré woon nañ tamit bu baax a baax. def nañ premier bi jàll na yomb na léegi nag maa ngi ñaan daal li ci topp mel ni moom maag sama xarit yëpp ñu paase ko. ginnaaw loolu élèves yi def nañ dictée plus texte suivi de questions sciences de la vie et de la terre muy SVT ak langue vivante 1 LV1 ñooy nar a tëj fan bu njëkk ci BFM 2021 bi. diwaanu Linguère it foofee xëy nañu fa amal li nga xamante ne ji moo di examen yi BFM yi ni ñu ko defee fépp ci réew mi gouverneur bu diwaan ba di El Hadji Bouya Amar àndoon ak délégation ngir dem nimiku leen ci centre d'examen xool nan la fa yëfee demee ca département bu Linguère lañ ko doon defee foofee sax fa la inspectrice d'académie bu Louga rafetluwee dogal ak matuwaay yu jël jëm ci gunge candidat yi ci jamono ji nga xamante ne ji mbas mi tax na yu bare bari mënee seetu ko waaye ay matuwaay am na leneen lu mu ñaawlu daal moo di am na ay candidat
yoo xam ne ñi ngi leen doon séntu ñu waroon a def examen yi defuñu ko seenub lim toll na ci 200 ak juróom-benn fukk ci diwaanu Louga toll it ci juróom-ñaar fukk ci diwaanu Linguère lépp di ñetti téeméeri candidat ak fanweer yoo xam ne waroon nañoo examen waaye dañoo absenté dañuy teewlu kàddu yooyu nga xamante ne ji dénk na ko Mamadou Moustapha Ndiaye. ñu ngi ñëwoon fii ci njiitu gouverneur ñëw fii ci Daara mais ci département Linguère pour xool ndaxam examen BFEM bi mu ngi jaar ci yoon parce que ñu ngi ci période de pandémie ñu ngi ci période également ci nawet muy ñaar yoo xam ne dafa nekk loo xam ne dafa indi toujours ay gàllankoor mais fii heureusement même bu tawee démb fu ñu jógee muy Linguère muy Daara alhamdulilah école yu ñu choisir comme centre école yu baax la seen nañu taawuñu donc loolu day tax xale yi mën a jàng mën a def seen examen ci xel bu dal commission également liggéey ci xel bu dal li ci feebar bi moom dispositif yëpp mettre nañ ko en place donc raxasukaay loxo yaa ngi fi masque yi xale yaa ngi koy takk gel yaa ngi fi donc et puis proviseur président de jury yi ñu ngi xool ñu ngi def ba xale yi même bu ñu dajaloo après chaque épreuve ñu bañ a aussi di tekki masque yi wala di saafantoo loolu tamit ñu ngi ciy veillé gis nañ ko te loolu am solo la. fi Linguère bi ñu nekk nii ñoom ñu ngi am 2313 candidats am 70 absents muy taux de présence bu 97,06%. waaw ci xale jigéen lañu ko doon seetlu muy lu takk aussi au niveau de l'IEF de Louga commune de département Louga bu ñu ñëpp delloo incha allah dinañ xool ak IEF bi lan moo ko mëbët bu dee xale aussi am na ay raisons yu valable lu tax ñu taxaw des fois ay feebar lay doon yooyu ñu am chance des fois de la session de remplacement loolu yëpp incha allah dañu xool lan moo nekk ci ginnaaw ñu mën ko analyser bu baax incha allah rabbi. des ba léegi ci wàllu njàng mi waaye ci beneen anam mu di projet bu bàyyeekoo ci état bu Sénégal jëm ci fanweeri milliards yu ñu ne bëgg nañu koo dugal ci tenue scolaire ma ci diirub ñetti at maanaam at bu ca nekk fukki milliards loolee ami syndicat yu jabotee jàngalekat ànduñu ca ci seen gis-gis am na leneen lu gën a doon farata mu di tabax ay salle de classe mu di wut ay table banc ak yeneen yoo xamante ne ci seen gis-gis moo gën a mën a taxaw ci lu dooleel njàng mi fii ci Sénégal ci yooyu la jamono Kalidou Diallo ne woon fi jamono jëwriñ gi ñu dénk wàllu éducation nationale di xam le ne loolee lijjanti woon nañ ko bu nuppi li des rek moo di gën koo jëmale ca kanam ñu ànd ci ab reportage ak Pafara Ñing ay tenue yoo xam ne ay milliards lay jar fukki milliards at bu ne ci diirub ñetti at décision bi nu mel dafa jotul woon ñu koy amal ci jamono ji nga xam ne lii di priorité ñu ngi nekk feneen ñenn ci syndicat jàngalekat yi jàpp ko li ñuy ñaawlu daal jàpp nañ ne nguur gi dafa amul gis-gis ci wàllu njàng. ñun nag ñu jàpp ne loolu noonu tey nguur gi nar a def jàpp nañ ne du priorité te loolu tamit day wane ne ñu ngi ci école bu nga xam ne nii. kon ñi nga xam ne ni ñoo ŋànk l'école boobu muy ministère de l'éducation ak kàngam yi ci yëngu xamuñu tey fan la ñuy teg seen tànk ndax xamuñu lan mooy priorité tey dépense yu urgente yi nga xam ne nii maanaam tey moom la système bi soxla ñoom xamuñu ko parce que bu ñu waree jël lu toll noonu di ko dugal ci ay tenue ay col ko yu xale yi di sol di dem école. te li nu mel sax ay décret yu bëri réglé woon nañ ko. ki fi nekkoon ministre yor wàllu njàng mi di Kalidou Diallo di fàttali fan la mesure yooyu daal di jugee. dafa amoon vraiment ay abus c'est-à-dire amoon ay établissement chef de la ñooñu parents dañu cotiser ay 50 000 ay 25 000 ay 30 000 pour ay tenues scolaires inscription mu ñëw def benn circulaire 2009 octobre 2009 ci circulaire boobu wax ne benn élève warul fay lu ëpp 3 000 ba 10 000 francs ci lycée collège yi. 10 000 francs biir 10 000 francs yooyu am na frais yëpp y compris tenue scolaire bi loolu laa décidé woon ba ma dem aussi dañu doon appliquer loolu xaw ma nag li ndax dañu appliquer wala du appliquer. lum ci mën a doon rek ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàll lum ci mën a doon rek ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu njàng mi indi ay solution di wax état bi nag ci wàllu gestion beeg marché bi mu xool bu baax nuñ koy defee. tey boo xoolee wërngal Sénégal wërngal këpp. ba léegi am na ñeenti junniy jànguwaay yu nga xam ne nii ñëpp jàpp nañ ne dëppoowul ak normes yi ndaxte dañu ne ay jànguwaayu nëgëndiku la priorité ñun bi ñu jàpp tey moom fa la 10 milliards yi mënoon dugg tey masalan mooy ñu jël fukki milliards yooyu ci ñetti at defar ci ay salle de classe yoo xam ne nii dana doon salle de classe yu mucc ayib nga xam ne benn rek buy jar ba ñaar fukki junni kon fukki milliards yi dina tax nga am si lu jege téeméer ci ñetti at donc di nga ci am ñetti téeméer. lu toll ak fanweeri milliards ngir naa nga fexe ba ndongo yi daal di am ay tenue yoo xam ne dañ koy nuróole ubbite l'école bii di ñëw lañ koy tàmbali. ndogal bi nu mel nag loolu nag neexul ñu bëri ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk jàngalekat yi ak ñiy yëngu ci wàllu njàng mi jàpp ne mbir yi fañ ko waroon dugal feneen la waaye du ci ay tenue.
Fafara Gningue mbir moomee moom Mamadou Talla jëwriñ gi amee éducation nationale tontu na ci mi ngi yëkkati ay kàddu tey ji gannaaw visite boo xam ne doon na ko amal ci centre d'examen BFM yu nekk ci diwaanu Tëngéej lam ci xamle moo di ñi ci defub jàngat bi teel na lool te it projet la boo xamante ne ji njiitu réew mi Macky Sall moo ko bëgg tàmbali nañu ko doxal te dañu cay wéy ñu déglu ko moom Mamadou Talla ci micro Abdou Diouf Diagne. nee na am na ñoo xam ne d'accord ñu ci tenue bi li may wax rek mooy que décision du président de la République décision bu am solo en tout cas koo xam ne enseignant la nga nekk ci école yi nga xam ne élèves yi suñu bokkee ñoom ñëpp bokk tenue dina am loo xam ne loolu dina def ci seen réussite scolaire loolu moo tax donc président su ko waxee et surtout que foo dem ci école yi day mel ni am na ba pare donc koo xam ne jël décision di wax ne loolu waruñu ko woon def pour man analyse bi gàtt na gaaw na trop dañ ci war a def ndànk réfléchir xam ne de toutes les façons du Sénégal kese partout foo dem en tout cas ci Afrique loolu am na ba pare fii également ci biir Sénégal public ak privé am na ba pare donc léegi li ñu jël comme décision mooy que préscolaire ak élémentaire moom la ñu commencé pour que ñun ñu def fexe ba suñu élèves yi am ay tenues yoo xam ne ñoom ñoo ko bokk dina tax que ñoom ñu am li ñu wax ne équipe esprit d'équipe très tôt ñu mun ko am donc loolu rek laa am lu may wax décision bu baax la président jël la décision bi dañ koy appliquer. ci weneen wàll mu di wàllu wér-gu-yaram ak coronavirus bi tolluwaay gi ci réewum Sénégal delta bi nga xamante ne ji kon moom la ñuy dund jamono ji bàyyiwul kenn sonal na ndaw ñi ba sëkkatal leen mu di xale yi lu toll ci ñeenti ci ñoom faatu nañu loolee ki ko xam ne moo di chef service pédiatrique bu hôpital bi ñuy faje gune yi di Albert Royer xale yooyu nag amee woon ay jeneen wopp juñ doon sooxaale kii di lii di kon coronavirus bi ñëw jekkali leen bu ñu sukkandikoo ci xibaar yooyu jóge na ci moom ba ci bëccëgu tey jii lu toll ci fukki cas ak juróom jot nañu leen enregistré ba hospitalisé leen foofee nga xamante ne ji moo di ca boobi le barab moom professeur Ousmane Ndiaye mi ngi ko xamle tey jii bi nga xamante ne ji doon nañ joxe bilan bi ñeel tolluwaay Covid 19 bi ci Sénégal ñu teewlu ay kàddoom professeur Ousmane Ndiaye. bu ñu xoolee troisième vague bi li ñu ci ràññee mooy xale yi positif bi ñu defee test yi muy test de dépistage rapide wala muy PCR bi dañu xaw a bëre. te ñi ci hospitalisé dañuy yokk lool actuellement Albert Royer depuis pratiquement avril hospitalisé ñu 15 enfants dañu décidé woon suñu biir ni dañ leen di garder parce que xam nañu CTE yi dañu débordé. li ñu ci ràññee mooy am nañ ci ñeent ñoo xam ne dañu ñàkk seen bakkan waaye ñaar ñi dañu leen évacué woon ci CTE yi ñu daal di ñàkk seen bakkan mais ay xale yoo xam ne dañu feebaroon la ñi nga xam ne dañu am drépanocytose SS feebaru deret boobu. am na ci ñaar ñoo xam ne nag amuñu woon taar mais dañu feebaroon mais xam nga affaire taar yooyu moom il faut nga jéem ko gëstu pour xam ndax exactement am nañ taar wala déet. askan wi bàyyili ko gi ñu bàyyili ko mu di relâchement ak it li ñu yeex a ubbiwaat centre de traitement épidémiologique yi bokkoon na ci li gën a lawalaat wopp ji ci les jamono ak ni mu mel loolee kàddu la yu bàyyeekoo ci professeur Moussa Seydi moom chef service maladie infectieuse bu hôpital Fann di xam leen ne ñàkki lu jara faratal la ndax moom rek moom la ñu gisagum ngir di mën a moytu wopp ji ak nu muy sonalee ñi muy dal ñu teewlu kii di Chérif Dia ci ab reportage. Sénégal àdduna warngal këpp ka nawoon ci taxawaayam ci mbas mi ni mu koy xeexee ci première vague bi loolu dafa mel ni wonni na ndax ci diggante bi rawatina ñetteelu vague bi bokk nañ ci ñiy féete ginnaaw professeur Seydi jàpp ni am na ñaar yu ko waral. li wàññi succès bi ñu amoon xam naa war na si bokk mooy li ma faral di wax rek mooy xaw nañ yéex a tijji par exemple centre de traitement yi loolu moom lu am la par rapport ak bi ñu alerté. ne ñu def attention cas yaa ngi yéeg loolu moom lu am na gis nañ réalité bi bon beneen mbir bi mooy coono bi nit ñi sonn xam nga naan da ngay takk masque da ngay def distanciation doo dem xew loolu yëpp pour aar suñu dund la waaye doomi aadama am na nu muy sonnee si loolu day xaw a bàyyi ndek waaw loolu moom lu naturel la moo tax toujours il faut ñu ñëwaat di fàttali di ñaax nit ñi ñu gën a góorgóorlu ci mesures yi di ko respecté. sàmmonteeg geste barrière yi lu ci am solo la ngir xeex jàngoro ji buñ sukkandikoo ci professeur Moussa Seydi dina dimbale ñoom waa Kër Docteur ci xeex mbas mi. xeex bi ñaari xeex la benn bi faj malade yi feebar parce que ñooñu il faut que ñu faj leen mënuñ leen seetaan beneen bi fexe cas yi bañ a gën a bëri parce que am na nu muy bëri faj bi dootul mënati jaar yoon da ngay gis ku feebar soxla oxygène place bu am oxygène manqué mu faatu si wala leneen ak leneen am si moo tax faj bi kese sans prévention duñ si génn mukk ñaari lañ war a boole.
ñàkk yi bokk na ci xeetu fagaru rawatina li naan forme grave yi da leen di dimbali bu baax moom professeur Moussa Seydi di sàkku ci nit ñi kon ñu dem ñàkku ji li mu bëgg it bokk na ci kilifa yi dénk wàllu wér-gu-yaram ñoom it. xool ndax efficacité bi ñu la wax bu mel noonu ngay am wala bu gën a tuuti am na ay réew yoo xam ne biñ ko jàngatee dañu gis efficacité supérieure am réew yoo xam ne buñ jàngatee dañu gis efficacité inférieure moo tax ñu nit dañu war a jàngat suñuy réew vaccin yi après ñu xool suñu évaluer gis ne liñ ñeneen ñi gis loolu lañ gis wala lu ko gën salaam suñu gisee lu gën a tuuti mu am na nu muy ne yooyu ñu éliminer ko bañ ko utiliser waat yàggul sa proposé waat naa le conseil national comité national de gestion des épidémies je pense que loolu am solo la. laata waa comité national de gestion des épidémies di jëfee sàkkuteefu professeur Moussa Seydi bi campagne vaccination bi moom mi ngi wéy ñi ñàkkoogum ci Sénégal buñ sukkandikoo ci waa ministère de la santé toll nañ ci million fanweeri junni ak juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett. moom professeur Moussa Seydi moom it yëkkati nay kàddu sant bu baax a baax njiitu réew mi Macky Sall ci ni nga xamante ne ji kon noonu la ko jàppale ba mu tabax ab service maladie infectieuse bu bees ak it taxawal ab fondation gis nañ ne moom président Macky Sall ku respecter liberté ak indépendance ngëm-ngëmu ñi nga xamante ne ñoo di enseignants chercheurs yi professeur Moussa Seydi ay kàddu la yu mu baaxee Kebs Thiam dina ci del sax nu mu gën a yaatoo ci waxtaan wi nga xamante ne ji moom professeur Moussa Seydi seq na ko ak Kebs Thiam ci pàttali dañu ko invité woon fële ca Denver ca Colorado doomi Sénégal yëfa ñoom ñoo ko invité woon mu doon waxtaane jëm ci ni Sénégal taxawee ci woppi coronavirus ji ak it ni mu ci jëfe loole kon dana gën a yaatu. leneen ci wàllu xibaar mu di union des magistrats du Sénégal seen bureau bu yees bi li leen di xaar bari na bokk na ci fexe ba justice su réew mi indépendance bi ñu koy waxal gën a jëm ca kanam waaye it mu ñu sukkandiku ci kàddu yi kii di maître Pape Sène gis na ne daal muy exécutif bi di union des magistrats du Sénégal ay partenaires lañu ba tax na li leen war mooy bokk liggéeyandoo ak réeroo bañ ci am Alassane Ba. ay défi yu bëri di xaar bureau bu yees bi union des magistrats sénégalais mais njiitalu forum justiciable jàpp na ni lu jëm ci wàllum réforme yi proposition yi bureau bi génn bi defoon na ko ba noppi li ci des mooy fexe ba xeex ngir ñu appliquer yépp te ma jàpp que ni proposition de réforme yooyu nga xam ne tey def nañ ko bis bu ñu ko appliquer non seulement dinañ gën a ñoŋal li nga xam te moom la ñu wax le bon fonctionnement du service public de la justice mais également dinañ gën a ñoŋal li nga xam te moom mooy la question de l'indépendance de la justice. mais damay wax ne indépendance idéale la boo xam ne dañ koy atteindre c'est pourquoi UMS magistrats yi dañuy xeex pour le renforcement de l'indépendance de la justice renforcer li fi nekk ñu gën ko ñoŋal gën ko yokk te defe naa ne loolu tey mooy li nga xam ne nouveau président bi ñëw muy Chimère Diouf ma xam ko bu baax ñu koy féliciter au passage ci ligne boobu lay inscrire mooy ligne bi nga xam ne entre ñi ngànk exécutif bi ak ñoom ñi nga xam ne ñooy magistrats yi amul woroo amul concurrence amul jàmmaarloo jàpp naa ne partenariat la collaboration la et d'ailleurs loolu mooy le sens de la séparation des pouvoirs parce que théoriquement ñi théoriser la séparation des pouvoirs sur le plan théorique séparation la ñu wax mais dans la pratique ku nekk xam na ne interdépendance la maanaam collaboration la entre les deux pouvoirs. faaw itam ñu recruter ngir mën a régler ay problèmes yu ci mel ni téye yu yàgg yi ñuy téye ay nit ci kaso te duñ leen àtte. ci réforme yooyu ñoo ngi naan ñi nga xam ne tey ñoom ñooy les magistrats nañu yokk lim bi lu tax ñu yokk lim bi mooy tey boo demee ci cabinet d'instruction yi juge d'instruction yi dañu déborder da ngay gis juge d'instruction boo xam ni li mu yor ci ay dossiers mënu ko jeexal alors bu ñu fekkente ni yokk nañ lim boobu dina permettre juge d'instruction yi ñoom ñu soulager leen ñu gën a mën a liggéey ak xel mu dal dossier yi di gën a gaaw parce que bu dossier bi gaawee da ngay régler li nga xam te tey moom mooy la question des longues détentions parce que tey feebar bi ñu am ci longue détention yi mooy que lim bi ñu am ci magistrat doyul. Ordre des avocats sans commentaire ci question yi nga xamante ni jot nañ ko waxtaanee fii di dalal président bu bees bu UMS di ko ñaanal itam mu am ndam ci li koy xaar. révision liste électorale yi seetlu gi moo di ci commission gi ba léegi mbooloo mu bari demuñu fa di dajaloo waaye fële ca diwaanu Ndar gis nañ ne commission ba moom jot naa enregistré lu toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróomi doomi aadama yoo xamante ne ay primo votant lañu maanaam élection yi di ñëw ci la ñuy njëkk a wote am na it lu toll ci juróom fukki changement d'adresse yu ñu ca nemmeeku ñu gis ne nag li ci laxasu ci mbiri administration daal moom moo gën a yeexal yëf yi Ousseynou Diop. commission bi ñu teg ngir mu saytu révision exceptionnelle jëm ci wàllu liste électorale yi ci diwaanu Ndar Géej tàmbali na liggéeyam fanweeri fan ak benn ci weeru juillet ak léegi waaye nag li ñu gis mooy lim ba ñi nga xamante ni dañuy bindu wala boog ñi nga xamante ni soppi bërëb yi nga xamante ni fa ñu daan voté loolee dafa néew lool.
ñoo ngi tàmbali inscription yi depuis le 31 juillet boobu ba léegi amagum nañu lu mat 175 personnes primo-votants yu soog a ñëw inscrit ñoo xam nga xam ne ñu doon bëgg changer adresse électorale am nañ si lu mat 50 personnes yu déjà ñëw inscrire pour changer l'adresse électorale. ci parti politique yi ñoom rawatina ñu nekk ci opposition bi la ñu gis mooy mbir yi dafa diis moo tax ñu ci bare mënuñu ñëw ngir mën a bindu looy nag ñu koy ñaawlu bokk na ci waa parti démocratique sénégalais ak waa PASTEF. ñëw fii aussi documents yi ñu lay laaj dafa bare ba nga xamante ni vraiment looloo tax aussi bëgguñu nit ñi inscrire mais nag maa ngi appeler toute la population ñu ñëw parce que metti na lool c'est difficile surtout en ces périodes donc voilà li gënoon a rafet aussi mooy ñu décentraliser les choses. bu ñu demee ci quartier yi. ak aussi bu ñu demee aussi ci municipal parce que dafa am ay lenteur en plus aussi ñi nga xamante ne mësuñu am pièce d'identité deux procédures yooyu noonu loolu dafa xaw metti. bu dee ñi fare nguur gi ñoom waxoon nañu li nu mel ndaxte nee nañu administration bi amul faute boo xamante ni def na ko responsabilité bi ci citoyen bi la ak parti politique yi. man de gisuma ci benn photo administration. administration bi yoon dul nekkum dama ci politique ñoom dañu écarté wu dama de la politique alors ce sont les partis politiques qui doivent aller informer leurs militants à la base de les sensibiliser wax leen li nga xam ni mooy enjeu bi nga xam ni moom la élection yi am. Ndar téeméer ak juróom ci ay primo-votants ñoo bindoogum ñu gis ne nag ci bërëb yi nga xamante ni fi la ñu amalee révision exceptionnelle jëm ci wàllu liste électorale yi ña fay teew moom du bare. parti politique yi itam seeni lim néew na lool. wàllu tàggat yaram ak beach soccer mu di football bi ñuy def ci TFS Sénégal fas yéene soobu kon ci coupe du monde bi ñuy amal ci Russie 2021 ñamu cay àndal mu di liste ba xam nañu leen ñi ngi toll ci fukk ak ñeent ñu ràññee ca capitaine bi di Seyni Ndiaye waaye it kii di Ibrahima Balde ak Amadou Ba nga xamante ne ji kon dañuy dellu si waat loolee gannaaw ba ñu wutee kon coupe d'Afrique bi ñu ci doon amal te Sénégal gagné woon ko fii ci Sénégal sax lañ ko doon footballé Sénégal ci juróom-benneelu participation bi mi ngi ci wàllu coupe du monde jàppale ne kon mi ngi ci groupe D bi ànd ci ak Portugal Oman ak Uruguay coupe du monde beach soccer Russie 2021 diggante 19 ba 29 août gi ñu nekk ca lay doon leneen it ci wàllu tàggat yaram gi la yoon basket ak juróom-benn at ginnaaw bi mu amee ndam Dakar Université Club kon gañewaat na national 1 bi ci wàllu góor ñi Cheikh Sadibou Diarra. Dakar Université Club jël na raw gàddu bi ci championnat ci góor ñi dafa dóor ci final bi 66-65 AS Douane bi jëloon ñeent yi mujj. victoire Duc bi am na ñu bëri ñu wax naan surprise la parce que quand même ñoom bu ñu xoolee Douane moo dominé basket bi fan yi at yu weesu yëpp wane na taxawaay bu jekk taxawaay bu rafet donc ñëpp yaakaaroon ni pour kenn gagné leen ci saison bi dana jafe. Duc bi am ren ji ay dirigeants yu bees teg si indi ay coppite ci équipe am wane na mérité na. raaya bi. Duc aussi dafa def yenn jéego ci biir saison bi boo xoolee ñoom it dañu am ay internationaux comme ni ko Douane amee ñu am staff bu baax comme ni ko Douane amee ñu am ay dirigeants aussi comme ni ko Douane amee donc finalement ñoom ñaar ñu ngi doon doog a daje donc foofu lañ doon jéem a xam doole bi fan la nekk ci kan la nekk donc finalement nag ça c'est juste ay détails comme ni ñuy wax et bon. finalement Duc mujj ko gagné. benn poñ dox diggante Duc ak Douane di firndeel ni saison 2020-2021 bi yombul woon ci kenn. championnat wu ren bi quand même mën nañu wax ni que amoon na benn niveau bu baax parce que gis nañ ay équipes yu taxaw équipes yu am ay joueurs malgré feebar bi malgré Covid bi nekk fii nii quand même yombul woon organiser ay match yombul woon. jouer ay match gis nañ yeneen équipe yu ndaw yuy ñëw yoo xamante ne xaw nañoo sonal tuuti équipe yu mag yi même bu fekkee ni que constat bi mooy ñu mag yi ba léegi ñoom ñoo fi des mais équipe yu ndaw yi ñu ngi góorgóorlu te ñu ngi liggéey bu baax a baax. bii di juróomi raw gàddoom bi mu jël tax na Duc dina dem ci African Basketball League bi. Cheikh Sadibou Diarra foofee kon la ñuy yem ak yéen ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média 20h xibaar yi kon ci tubaab lay doon ak Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Diop mbokk yi yàlla nañu yàlla dolli jàmm ñu fanaan jàmm ba suba ak jàmm.